bu baax. dal leen ak jàmm. élection locale yi reporté nañ leen waaye na xam ngeen date bi sama naataango yi ne xamuñu ko sama naataango bi di journal Les Échos ne xamu leen ko waaye nag man jàpp naa boo moyul 27 février 2022 lañ koy def waxuma ni dina am waaye projet de loi bi ma gis loolu la bind ndaxte nguur gi moom loolu la bëgg au plus tard 27 février 2022 sama naataango ne projet de loi boobu de man xool naa ko jot nañ ko sax déposé ci table président assemblée nationale journal Les Échos yokk nii man bi ma ko parcourir gis naa ni gouvernement bi nee na man dama jàpp ni ay contraintes moo tax kon ma justifier date boobule ndaxte ay contraintes de temps mënuñu ko tenir 2021 nañ ko def 2022 waaw 2022 27 février 2022 te fu mu toll nii kon dossier bi léegi mu dem assemblée nationale su boobaa ñu mën fa décider sama naataango ne waaw décider jàmm ana opposition bi ndaxte opposition bi nee na déet 2022 ñun demuñu ci 2022 2021 gii la ñuy organiser élection yi ñun demuñu 2022 yaa xam yow ak kan ngay jongante 2022 ñun demuñu 2021 gii la ñuy organiser élection yi ma naataango ne loolu la ñu wax waaw FRN jot na dimbu def conférence de presse waxaat li nu mel ma naataango bi di journal Le Quotidien ne M2D nee na ñun bëgguñu 2022 waaw craché na ci nee na Macky Sall daa bëgg indi muuslu ñun duñ ko ci fekke ñun suñu 2021 gii lañ bëgg suñu élection sama naataango yokk ni waa MD2 nee na itam condamné na discours ethniciste yi daanaka discours ci wàllu xeet violence yi amoon ci université Cheikh Anta Diop de Dakar sama naataango bi du journal L'Observateur ne waaw man na tele nag lu xewoon fële ci université Cheikh Anta Diop Dakar waaw ku nekk xam na xeex bu metti amoon na fa jeudi ci guddi ñu laaj sama naataango waaw yëf yi naka la meloon mu ne ñëw man de dem na enquête yi waaw waxtaan naa ak jeunes yi waxtaan naa ay témoins ci lu ma gis mooy yëf yi mi ngi tàmbali léegi mu mat fukki fan ak juróom am na benn étudiant boo xamante ni dafa yoroon benn moto Jakarta di dawal rek ci université bi mu dawalee fël beneen étudiant boo xamante ni bokk na ci beneen xeet waaw kooku nag laaj ko lii mooy lan moo tax nga fel ma ci xeex bi benn étudiant bi jam keneen ki daw kenn gisul ko kooku nag loolu merloo ko sama naataango ne depuis lors nag loolu indi problème diggante ñaari xeet yi L'Observateur yokk nii waaw mu defee li nu mel mu foog ni waa ji fàtte na mu dem benn jour étudiant bi ñu gaañoon xamee ko bi mu ko xamee ci lañ commencé xeex bi waaw bi mu xeexee ak moom ñu jël kon moto boobu ñu lakk ko xeex bi law ba ñaari communauté yëpp dugg ci ku nekk indi renfort sama naataango ne looloo amoon kon ci université Cheikh Anta Diop Dakar waaw looloo amoon waaye nag yàlla commencé na wis ci ndox mu sedd ndaxte médiateurs yi dugg nañ ci L'Observateur ne waaw médiateurs yi ndaxte njiitu Ndefleng wax na nee na lii Sénégal xamu ko waaw problème waaso xamuñu ko waaw ñun bu leen ñu indil problème bi ñu xam loolu moom d'accord ci te démb bi ñu defee conférence de presse ñaari parti yëpp waa Ndefleng ak waa Kekendo ñoom ñëpp d'accord nañ ni dañoo juum waaw dañoo juum te duñu defaat li nu mel la duñu recommencer sama naataango jox parole directeur COUD mu jëlee parole ne lii ñaaw na ci université lii ñaaw na ci Sénégal ñun lu ñu xamoon ci Joola ak séeréer mooy mburu ak sow loolu la ñuy xamoon gàlla bu ñu yàq lii nag looloo tax sama naataango ne nee nañ léegi moom d'accord nañ ci li nu mel te kii di Omar Pène nekk chanteur préféré étudiants yi naka noonu nekk itam seen ambassadeur itinérant dina waxtaan ak ñaari parti yi waaw dina leen recevoir ci lundi bi di ñëw naataango ne dina leen recevoir ci lundi bi waaye nag ku nekk xam na ba léegi emploi problème la ci réew mi doomu góor la looloo tax sama naataango bi di journal Enquête yi dem waxtaan ak kii di Ndongo Samba Sylla am na xam-xam ci wàllu woowule ñu laaj ko moom Ndongo Samba Sylla loo xam ci emploi Sénégal lan moo tax ba léegi nii ñun mënuñu am ay emploi yu doy ba xale yu bëri di wàcc ci mbedd mi di xeex di jàmbaarloo bëgg a wuti lu ñuy lekk loolu mooy lan ne man de man lu ma xool nii lu ñuy génne ay milliards yëpp ay sóob la rek waaw ñu laaj ko moom lan la gis mu ne man lu ma gis mooy man lu ma xam ku nekk xam ne économie Sénégal informel la waaw informel waaye informel du loo xamante ni bon na da ngay xool sa économie fu mu toll nga yokk ko ci wàllu wóole moderniser ko waaw mën nga ko def waaw ci wàllu économie informelle nga yokk rendement bi jàppale ñooñu su ko defee nga am emploi waaye nag nu ma gisee gouvernement bi ni muy liggéey ni xam nga lii moom ñoo xam lu ñuy wax waaye di du emploi du génne ci lii sama naataango ne kii di Ndongo Samba Sylla loolu la wax de daanaka moom zéro la jox nguur gi ci wàllu wóole ñu jeexal ak sport CAN 2022 éliminatoire yi waaw démb Sénégal mi ngi doon jouer ak Congo
sama naataango bi di journal Le Quotidien ne des lions s'ancrent face au diable rouge daanaka man gisuma gaynde démb moom du gaynde laa gis muus laa gis ci terrain bi defu ñëw fu gaynde sama naataango bii di journal Record ne waaye nag ba léegi de ñu ngi ci première place Record wax li nu mel sama naataango bi di source année xam nga lan la nañ wax ci àllikal la ji lions yi joué wuñu des lions nuls loolu la ñuy wax face à des diables rouges peu inspiré Congo jouéwul waaye nag Sénégal moom kenn waxatu ko defuñu luy tax ñuy wax Aliou Cissé un vrai cas loolu problème la il faut ñu lijjanti affaire Aliou Cissé ndaxte kenn xamul lu mu teg li Stade Quotidien ne man de Aliou Cissé démb mu débarqué ak benn technique ne lii lay joué 3-5-2 waaw loolu mooy lan Aliou Cissé se cherche Aliou Cissé moom daanaka kañ lay trouver boppam tey lii demee lele après demee lele lii mooy lan sama naataango bi di journal L'As ne Aliou Cissé et ses hommes méconnaissables loolu laa gis sama naataango jox nag parole Aliou Cissé sélectionneur des Lions mu ne waa loolu am na waaye nag man dama doon essayer rek quelque chose de nouveau bu leen ma indi beneen problème yéen ngeen jëf. comptoir. Université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru jamono ji nag ñi ngi ci ab rëccu di baalu ak ñoom étudiants yi bokk kon ci association des Flingues ak Kekendo lu jëm nag ci xeex ba amoon ci diggante ñaari groupe ya nekkoon foofee ci Université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru loolee nag jëwriñ yi ñu fi dénkoon wàllum aada ak cosaan di Mbagnick Ndiaye mi ngi ci rek daal di indi ay leeral moom mooy président ONG Ndefleng lu jëm ci wàllum ña ñuy tëj kon ci kaso yi rawatina nag ñi nekk ci maison de correction ak d'arrêt bu Diourbel ñoom nag am na ci ñenn ñu yóbbu kon ca Mbacké ak Bombay la ko waral nag mooy wàññi nit ya nekk ca prison yi ndax amul benn àtte bu ñu amal ca tribunal bu Diourbel ndax dañu ko tojotoon ba mu jeex gouverneur bu Kédougou mi ngi sàkk kon ci société yi yëngu ci wàllu mine ñu gën a kon yaatal gën a xamle ñoom nañuy def kon bay daal di jël nit yi leen di liggéeyal loolee nag ngir gën a mën a leeral ndaw yi nekk ci diwaan gi ñaawlu lu jëm nag ci nañuy rek daal di jëlee ay liggéeykat foofee ci entreprise minière yi nekk foofee ca Kédougou ci xibaaru tàggat yaram gannaaw match nul bi am ci diggante Sénégal ak Congo gaynde ñu ngi leen di xaarandi tey ji ci samedi ji fii ci Ndakaaru Sénégal dana dalal Eswatini incha allah tey ji danañ leen dalal comme ñoom gaynde yi ñoom nag dañoo daal di ñàkk ñoom waa Eswatini dañoo daal di ñàkk kon seen digg ak Guinée Bissau xibaar yu tàggat yaram nañ ci ànd ak Malal Junior Diagne li ñu ne kay xëy tey Mouhamed Alimou Ba Abdoulaye Diop moo féete ci machine bi ci micro bi Diena Basidou Ba. jàmm dikkaat na ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru gannaaw kon laale gu métti bu amoon ci diggante ay étudiants yu bokk kon ca Ndefleng ak ca Kekendo nag nekk kon ab groupe nga xamante ni foofee ña bàyyi ko ca Ziguinchor Sédhiou ak Kolda ñoo fa rek daal di nekk ñaari camps yi nag ñoom nee nañu dañoo rek daal di rëccu bu baax a baax xeex bi amoon ci diggante ñaari groupe bi ñoom nag diggee nañu ne li ni mel dootul amati foofee ca université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru janoon nañ ak taskatu xibaar yi Pape Mbaye Diawo. gannaaw ay jàmm étudiants yi nga xamante ni ñoom nag ñoo doon xeexet ñoom daal di nañuy jubóot ñoom ñëpp nag ñu ngi naqarlu li nga xamante ni amoon na ci université bi Basirou Thiaw moo nekk coordonnateur mouvement Ndefleng. li fi xew nag ñun waa mouvement Ndefleng naqarlu nañ ko bu baax a baax ndax dëmb ba léegi appel yaa ngi jóge fu ne problème bi mais juste rek ku ne daa bëggoon défendre membre am rek moo indi lii nii ñu koy ñaawlu bu baax a baax ci kanamu adduna bi yépp ci kanamu Sénégal mouvement Ndefleng di woo membre am yi nag à la retenue xam ne ñun ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi. coordonnateur mouvement Kekendo bi moom it mi ngi naqarlu coow li nga xamante ni doxal na seen digganteeg mouvement Ndefleng bu ñu sukkandikoo ci Khalil Sané lii dootul am seen diggante ak ñii di waa mouvement Ndefleng. de tous les côtés c'est regrettable puisque dañu dem ba deret tuuru si donc loolu bu ci amee dañuy woote dal xamal ñëpp ni tey jii nii mu ci université bi nii moo ñu soxal ñun ñëpp jàmm Sénégal moo ñu soxal ñun ñëpp. ñi nga xam ne seeni mag lan ñëw ngir dox jàmm ci diggante ñaari mouvement yooyu ñoom nag ñu ngi xamal sénégalais rek yi ne lii ay jafe-jafe yu amoon ci diggante étudiants yi la rek la woon waaye doonul li nga xamante ni noonu la ko ñenn ci sénégalais yi jàppee. honorable député Moussa Sané moo nekk coordonnateur communauté Casamance bu Dakar. deux associations ñoo am problème muy association Ndefleng association Kekendo donc ñooñu ay association la yoo xam ne ku ci nekk da ngay promouvoir en tout
cas la culture Sisara muy culture sérère comme culture de la Casamance et donc bi ñu joxee situation yi dem nañu rencontrer ñaari parties et sensibiliser leen pour xamal leen que ni Joola ak séeréer lii xejul suñu diggante. ci journée culturelle Casamance yi nag waa mouvement Ndefleng ñoom ñoo nekk invité d'honneur yi loolu nag dañ koy def rek ngir wone mouvement étudiant Ndefleng ak ñi nga xamante ni ñoo di waa Kekendo amuñu benn jafe-jafe. mu nekkoon kon reportage kon kii di Pape Mbaye Diawo ci wàllu woowu itamit président bu association Ndefleng di dalal xelu askan wi Magic Ndiaye mi fi nekkoon jëriñ ne nag amul lenn nag lu nekk ab conflit ci diggante ñaari groupe ethnie maanaam ñaari waaso di séeréer yi ak joola yi waaye nag ñaari ndaw yu bokk kon ci Kekendo ak Ndefleng ñoom ñoo doon jotee ci weneen wàll nag moom Magic Ndiaye ne nag ñiy yëngu ci wàllu politique nañuy rek gën di defar seen ay discours ngir mën a moytandiku li ni mel waaye gën a dëgëral lu jëm nag ci nekkit mi diggante waaso yi fii ci suñu réew ñu déglu ko ci jokkoom ak Pape Balla Gueye. ñaari xale ñoo xeex c'est vrai ñaari xale yi ci ay association lañu bokk mais du vraiment nga jël séeréer bi ak joolaa bi ñoom ñu ñëw xeex parce que problème moo leen boole. tey ci suba bi ñu yégee mbir mi depuis biig ñu ngi ciy dox directeur COUD mu ngi ciy dox mook ay nitam médiateur de l'université aussi mu ngi ciy dox ñun ñëpp ñoo booloo ba waxtaan ak xale yi ba xale yi juboo bi ñu defal leen benn conférence de presse ba ñoom ñëpp ñu waat juré ne li dal ñaari groupe yi dootuñ leen dal ñaari xale ñoo doon xeex ut ay wollu ba mu xaw a dégénéré mais diggante séeréer ak joolaa wax naa leen ko mu bugg a xejamal yàlla moo lay xejamal. monsieur le ministre jamono ji nga xam ne xëy na ci diggante ñaari xale la waaye léeg-léeg ñuy dégg ay kilifa moo xam wàllum politique beeg yu mel noonu di wax yenn yoo xam ne xëy na yu doy waar la ban appel ngay lancé pour politique yëpp. dama ko ñaawlu parce que affaire xeet affaire yi waaso musut a am Sénégal te yàlla bu mu am Sénégal. di ñaan tous les acteurs politiques tous les responsables vraiment ñu moytu def loo xam ne lii ëllëg ak si bi dañ koy rëccu Sénégal amul man séeréer la man joolaa la man ñun ñëpp ñoo nekk benn. ci wàllu woowu itamit ba léegi nii maanaam xeex gi amoon kon ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru ci diggante ay étudiants ki fi nekkoon njiitu amical faculté droit ak ambassadeur itinérant bi ñu kon teg ci wetu étudiants yi di Omar Pène ñoom nag ña ngay ñaawlu li ni mel Yankuba Seydi ak Omar Pène nee nag faw dal ti kon daal di jib saa su ne di gën di sax dàkk ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru foofee nag jàng donc lañ leen sant. Pape Balla Gueye. université moo war a nekk béréb bu nga xam ne lumière moo fay jóge war a law ci société bi. bataaxal gi leer na waaye Yankuba Seydi yemul ci loolee moom jàngalekat bi muy xamle ne ñëpp lañ war a taaj ngir xamal leen ne li ñu nekkee du yoon ci université Cheikh Anta Diop bile. ku nekk nag mu rappelé la li nga xam ne moo la tax a nekk université. université du pour ay xeex ay wala ay xeexoo yu nga xam ne amuloo kenn njëriñ. donc ku nekk bu demee ba xam la mu war a def ak fu mu war a taxawee. defe naa ne yii problème yu mel nii. bu demee bu jeexul daal waaye dina nekk loolu mu am. jamono ji nga xam ne ñëpp ñu ngi woote dal Omar Pène ambassadeur itinérant ci wetu ndongo yi ci daara ju kawe ja gannaaw ba mu wooyee naataangoom yi ngir ñu gën a farlu jamono ji nag fas yéene naa dox tànku jàmm fileeg ayu bés bi ñu dëgmal. may ñaan nag sama camarade yi ne leen nañ ànd ak xel mu dal ndax mën nañ ko parce que dañu jàng ba yegg foofu waruñu nangu daara di leen ko yàqal lu dul seen parchemin buñ ko amee ku nekk mën a génn foofu defar sa àddina defar sa avenir je crois que loolu réew mi soxla. altine pour éventuellement seet ni ñuy mën a doxalee. mbirum politique bi ci université Cheikh Anta Diop bi ñu bari jàpp ne bokk na ci liy indi xët-xët gi Yankuba Seydi moom nag gisul lu ni mel moom mu jàpp ne ak lu mënti am xeex ci wàllu xam-xam moo doon li nga xamante ne moom la ñu war a gën a fësal uteeg yoo xamante ni kenn mësu koo xam ci daara ju kawe jilee. musuma d'accord ci loolu. espace universitaire muy bërëbu université bërëb la boo xam ne confrontation xeex bu nekk war na fa mën a am ci kaw nag ñu teg ko ci ay xalaat te politique ci loolu la. ndax ñi nga xam ne ñoom ñoo war a diriger réew mi ci ëllëg mais ñooñu fa lañ leen di tàggat. mbirum xeexoo goo xamante ne ñoom ñëpp a ko ñaawlu ñoom ñi nga xam ne ñu ngi yëngu bu baax ci wàllum njàng meeg njàngale mi li ñuy ñaan mooy bépp ndongo ci daara ju kawe ji ñu topp tànku ki nga xamante ne moom la ñu duppee université bi
di Cheikh Anta Diop. Papa Bala Gueye gannaaw bi 8h jotee ba teg juróom-ñeenti simili ñu dem nag foofee ca Diourbel gannaaw nag ba ñu tojotee tribunal ba fa ne audience yi nag xam ngeen ne dañ koo daal di ajandi loolu nag tax amul benn atte bu ñu fa rek amal moo tax ñu tëj kon ca kaso bu Diourbel ami jafe-jafe dañ fa bari lool tax nag ñu leen di yóbbu léegi ci yeneen i kon kaso yu ci mel ni ca Bambey ak ca Mbacké ngir moytu nit yu bari yi ñi rek daal di dajale ci biir kaso ba nekk foofee ca Diourbel la Babacar Diouf. yóbbu gi ñu ngi ko amal démb ci suba teel ci ñaari département yi nga xam ne ñoo des ci diwaan bi Bambey am na lu toll ci fukki détenu ak juróom wala sax lu ko ëpp ca Mbacké moom ñaar fukk yi mat na wala mu tegal ci ay détenu yu ñu yóbbu ca maison d'arrêt et de correction ba jëlee leen ci bu njaareem mu di opération boo xam ne ni ñu ngi ko amal ginnaaw situation bi nga xamante ni moom lañ ñemmeeku ci tribunal de grande instance bu njaareem mi nga xam ne salle ba dañ koy yàqati ba pare taal ko ba tax loolu nag mu ngi amoon ci guddi 4 jàpp 5 mars bi ñu génn ci Diourbel audience amatu fa benn jugement defatuñ ko ci salle bi moo na de mandat de dépôt yi ñu ngi wéy di yóbbu nit ñi ci kaso bi jeexital bi mooy kasob njaareem dafa fees bay tuuru mënatul yor yeneen détenu yu bees ñi fa nekk sax dañoo ëpp ba tax solution bi mooy jëlee leen foofa yóbbu leen ci yeneen département yi mu di Bambey ak Mbacké décision bi nag du bi gën ndaxte kasob Bambey wala bu Mbacké gënuñu kaso bi nga xamante ni moom moo nekk ci njaareem li leen mën a génne ci situation bi rek moo di bu 3 avril jotee ni ko président de la république di faral di defee mu may ñenn ñi nga xam ne ñoo nekk ci kaso yi féex ñu ñibbi seen kër Diourbel RFM Babacar Diouf. Babacar Diouf M2D des mouvements pour la défense de la démocratie ñoom nag ña ngay rek daal di yëngu ci jamono ji ci wàllu yëngu googu daal nañu rek dajale lu toll kon ci 4 millions ak juróom-benn ci francs CFA ngir daal di jàppale ñi amoon ay gaañu ak njabootu ñuy loru ci kon manifestation yi amoon ay bés yële ñu jàll ñoom nag fësal nañu ne danañu rek daal di taxawal la ñu duppee ndàmpaayu askan wi nekk ba ab campagne bu ñuy daal di yëkkati ngir wut ay fonds dimbali ñi loru kon ci manifestation yooyu le M2D la ñu bëgg itamit ci weneen wàll mooy ñu daal di amal élection locale yi ci atum 2021 Aminata Ba. xaalis bi ñu daal di koy jagleel ñi nga xamante ne ñoo daal di loru woon ci manifestation yi amoon fii ci Ndakaaru ak ci yeneen gox yi Modou Diouf di porte parole bës. ci studio Eva Mbaye xibaaru tàggat yaram ñu dalal Malal Junior Diagne. jërë ngeen jëf dal leen jàmm ci tàggat yaram gi des ko doore ak match équipe nationale Sénégal si aljuma ji jot nañoo joué ca Congo Brazzaville ak waa Congo yooya tëwoo lanu ca def lanu gis tam ca googu la jongante mooy Aliou Cissé teg na ci bopp équipe bi ñaari joueur di Sadio Mané ak Diao Baldé Keita ñu nekkoon ñoo war a dugal lu tax moom Aliou Cissé mu def defin gu ni mel yëkki na ca kàddu yi wax jëm ca loola gannaaw ba jongante ba jeexee kàddu mi Bakary Cissé moo ko taataan. non moi je pense que non Diao Baldé Keita mën naa football ci boobu les postes xam nga dama xalaatoon ni war nañu mën a xool diggante Diao Baldé Keita ak Sadio Mané ci attaque bi lan lay joxe lu bees la lu nu indi pour seet ko ndax tam loolu mooy tax nu mën a gis yi dox ëllëg ci jongante yu mag yi te boo xoolee Diao Baldé Keita ak nu mu mënee football ak nu mu amee kattan di dugg ci défense yooyu boo ko lëkkalee ak Sadio Mané ak seen déggoo bu ñu am seen diggante mënoon naa jur dara waaye itam am na yeneen joueur Diagne mu ngi ci banc bi Diédhiou mu ngi ci banc bi Sima Sam mu ngi ci banc bi ci yeneen jongante yi comme ko defee nañ ba noppi itam dinañu seet leneen il faut que ñuy seet yëf yi pour tourner pour mën a am lu gën a baax laata ñu yegg si jongante bi. nous allons continuer un peu fini. ñoom gaynde Sénégal yi nag seen jàngat googu nga xam ne def nañ ko ca jongante ga lees ci mën a téye kii di Tassirou Diallo nekk suñu consultant moom jàngat na bu baax a baax li xale wane foofa ca Brazzaville nañ ko déglu. lu ñu doon essayé la entraîneur bi tey dafa indi 3-5-2 3-5-2 bi mu indi bon lu baax la parce que bon soo xoolee équipe yu mag yëpp moom la ñuy jouer mooy 3-5-2 mooy 4-3-2-1 mooy mais tey jii li mu indi baax na trop ba nga xamee ne bon équipe bi mi ngi si doon gis boppam li si desoon mooy but yi lu tax but yi des mooy que ne suñ ñaari attaquants yi ni ñuy taxawee dañuy nekk sur la même ligne et que il fallait que mu am kenn koo xam ne day nekk si kanam ak kenn koo xam ne day nekk si ginnaaw muy am 9 et demi pour que ñuy mën di def des variations des appels et des contres. noo
gisee Tassirou li nga xam ne moom moo di xale yi ñëw bees jëm Abou Diallo Nampalys Mendy ak Pape Makhtar Sarr. suñu leen doon noté dinañ wax ne ku nekk am nga moyenne bi donc surtout si ginnaaw avec Abdou Diallo dinañ gis ne bon yóbbu na bal yu baax si kanam commencé na bon si ginnaaw pour nekk meneuru équipe bi si ginnaaw loo xam ne amuloon parce que dañ daan jàpp bal bi rek di ko sànni kii aussi di Pape Matar gis nañ ne bon sur les côtés daw na fa bu lu bëree bëri récupéré na ballon bi joxe na ko moom aussi yaakaar naa ne bon système bi dina ko arrangé ji à l'avenir. L'autre Nampalys Mendy aussi bon il a gagné beaucoup de duels bokk na aussi bon si organisation bi li ñuy si wax rek mooy que ne ñu bees lañu ñëw nañu mais ñoom aussi joxe nañ seen empreinte. gaynde yi Sénégal yi kon daal di ñibbisi ci aljuma ji jël proplan Air Sénégal ngir dikk fii ci Aser ji ñoom na daanañu kon dallu ndax dañoo war a jongante waat talaata seen digganteeg waa Eswatini googa jongante ne ca Thiès ci Stade Lat Dior dañ koy amale. nu waxtaanee wàllu Ligue 1 Sénégal bi ñu jàpp ni ci samedi gi daanu sóobu ci fukk ak ñaareel bi journée am na sa nag ay jongante yu am solo yu ñu tëgg ndax ne ci stade Ngalandou Diouf takkusaan ki jiitu di Teungueth FC mooy daje ak Génération Foot ñaari équipe bi benn poñ mooy li leen teqali ci stade Fodé Wade moom ci Saly Jàmbaar mu fa dara ak waa Casa Sport ci stade Ibrahima Boy nu ni Douane moom mi nga xam ne mooy deuxième ci classement bi mooy joué ak AS Pikine ñaari équipe yëpp dañoo nekk ci ay jongante yu am solo ndax dañoo tegle di gagné ay match yi yëpp ci ay bés bi nu weesu ñi nag ci stade Amadou Barry moom nee nañu waa Jaraaf ñoo fa nar a laale ak waa SNEPS Excellence bu Thiès ci classement bi Teungueth FC Douane ak Génération Foot ñoom ñoo toog si ñetti toogu yu njëkk si gile classement. Ligue 2 bi itam daananu soobu si seen fukk ak ñaareel bi journée nee nañu ñaari match rek la ñu tëgg ci samedi gi jamono Fatick moom mooy de ak waa Demba Diop Port dina laale ak waa EJ Fatick la des sa jongante ya nee nañu dimanche lañ ko naan ma tëgg googale Ligue 2 Linguère bu Ndar mooy këjiitu ne ca kaw nu jeexal ak wàllu basketball si jigéen ñi daanu soobu si seen fukkeel bi journée samedi gi 10h ci suba nee nañu bopp mooy joué ci Ndakaar ak waa CMT bu Ziguinchor Saint-Louis basket moom dina kon laale ci takkusaan gi ak waa Débalok Gia dina joué ak waa Duc ca góor ña San Ndark ak Louga daanu laale bés ni ëllëg AS Douane moom ak waa ISEG Sport itam faw nu jongante AS Ville de Dakar maa nga ca Ndar war fa laaleeg waa UGB fii ci Ndakaaru itam équipe bi di bu Wakam moo dee laale ak waa Mermoz loola si góor ñi la jaageen jëf loola mooy li gën a fës ci tàggat yaram gi nanu